jàngeen jëf ci ànd beeg seen télévision DTV seen émission diisoo amaan mbégte ànd yéen ci waxtaan wi te ñu am ganeen gan ngir waxtaanee réew mi ak tolluwaay bi waxtaanee réew mi ci wàllum koom-koom waxtaanee ko ci wàllum politique ci bépp anam duñ ci bàyyi lenn incha allah gan gi du ñàkk bu ñu ko présenté ñu bari xam ko ci Sénégal muy président Doudou Wade di homme politique bokk ci kàngami ngànk parti démocratique sénégalais nekkoon na fi député ci législative yi ñu génn jamono président Wade 2002 ba 2012 moo nekkoon président groupe parlementaire libéral et démocrate président ñu bëgg a waxtaan ak yow ci lu bari ci sa expérience xam-xam bi macha allah ci pencum ndaw réew mi ndax fan yii actualité bi laal na lool assemblée nationale nuyu naa la bu baax président. Modou maa ngi lay nuyu di la dalal di la wax bismillah di nuyu sa auditeurs yi ak techniciens yi nga àndal. di ziar waa Sénégal yëpp di leen ziare ci. bés bi nga xam ne ci la ñuy jublu muy juddub yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te tey ñuy door ci Tiwaawan burdi bi nga xam ne Seydi Hadji Malick moo ñu ko jagleel ñu nekk ci ay fan bu ñu jógee teeru juddu yonent bi maa ngi ciy ziare ñëpp di ci sargal ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm. tabarakalla di ñaan ñu yegg ci gàmmu geek dugg ceeg bismillahi rahmaani rahim génn ceeg alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin président ni ma ko waxee sànq su ngeen benn wax bu ñu jàkkaarloo ak homme politique mais am expérience ci wàllum parlement wu Sénégal 1960 ba léegi boo ko jëlee 57 ans la sunu parlement wu Sénégal taxaw na ba doon def am nat jàngat boo am ci doxalin ak fonctionnement wu parlement wu Sénégal. waaw day may wax ne rek xaw ma expérience la tudd wala déet mais jàppewuma ko. lu ñu war a tuddee xam-xam bu nit am te nit ñi am kenn amu ko dama jàpp ne rek ci fan yii ñuy génn nii ci at yii ñuy génn nii yàlla defoon na ma nekk ci biir assemblée bi nekk fi ci député ci opposition 98 ba 2000 nekk député simple ma nekk fa vice président wu assemblée nationale ba pare nekk président du groupe ci diir boo xam ne bi xaw na yàgg parce que ñi ko yàlla jagleel bariwul donc loolu am na doog lu ma fekke am na lu ma mën a nettali am na lu ma mën a jàngat boo xam ne ci lu war a yokk la ak jàngat boo xam ne peut-être seet ne na mu waroon demeewu ko ñu soppali ko bu dee loolu mooy expérience bi waaw mën nañ ci waxtaan jàpp ne rek assemblée nationale bu Sénégal fi mu jógee ba léegi dañuy jàpp ne am na ay jéego yu mu dox jéego yu am importance la te jéego yooyu yëpp bi ma koy dox am na lu ci yàlla def loo xam ne lii sunu parti ak président Ablaye Wade jéego yooyu ci ñu ko indi ci la bokk parce que assemblée bi mu ngi jógee 1960 ba 1978 benn parti moo fi nekkoon di gagné assemblée yi député yëpp bu demee élection am 99,99 de pourcentage maanaam téeméer yoo jël juróom-ñeent fukki yi ak juróom-ñeent tuuti. dem nañu élection te kenn ki la ñuy woteel. bu ñu demee nag ba Sénégal mën a tànn ñaar ñett ñeent juróom. ba léegi ñu ne 47 listes ñëw nañ ci assemblée bi. ay jéego am na. waaw da ngay jàpp ne jéego yi am na mais jéego yi aussi dafa am loo xam ne li moo ko indi mooy ñi nga xam ne ñoo xeex ba nangoo jëkk am parti d'opposition boo xam ne bi. ñëwum ci nguur dafa ne du ko aw ci xeex du ko aw ci arme. xew ci kaw démocratie. waaw ci démocratie ba ñu ñëw nag ba ñooñu nekk ci nguur gi. nekk ci nguur gi am soppi bu ñu doxalee assemblée bi ba nga xam ne assemblée bi gën na yaatu gën na yokku ñaar ñi fi nekkoon PDS ak PS après RND ñëw ak PIT. léegi jàpp nga ne parti yu bari. ñu ngi ci biir assemblée bi ngoonte moon loolu mooy démocratie dafay xëy di dox mais bés bu nekk dañ ko war a yokk yenn saa yi mu taxaw yenn bu taxawee dañ koy làbbali yenn saa yi moom mu reculer bu reculer ñu ko yor dañ leen di tàggataat pour mu gën a avancer. président ni nga tojee parlement au Sénégal 1960 ba léegi mooy kon ay jéego am na tudd nga sàng tamit yenn saa yi mu taxaw yenn saa yi mu yeex fi ñu toll nii tey ñu wax ni dañoo installé 13e législature il y a de cela quelques mois coow li mooy démocratie amul ci assemblée nationale benn député waxal na ko muy député maire Khalifa Sall fi ñu toll nii tey pour yow lu xew
assemblée bi dafa taxaw wala mi ngi dox lu xew pour yow noo gisee. waaw dafa am ñetti mandarga yoo xam ne moom la ñuy jàppee assemblée nationale gannaaw li nga xam ne moom lañ ko sant muy voter loi bi ak contrôler le gouvernement bi parti yi nekk fi ñuy waxtaan di kujje gi nekk ci biir loolu dafa am doxin dox bu ci nekkoon boo xam ne bii ay la yéwén dellu na gannaaw ci fan yi passé ak ci at bi passé ak ci législature bi passé 12e bi ñu génn. waaw ak 13e bi ñu nekk. xamul tax assemblée bi dañ ko organiser comme ñun ni ñu organiser baal leen ma ak ci ni ma koy waxee football bi wala leen dafa am ay division ay kuréel kuréel gi nga xam ne ci la député yi di organiser ci assemblée bi moo tudd groupe parlementaire kooku dafa nekkoon pour nga am ko da nga daan am ñaar fukki nit bi fi Senghor nekkee rek ak parti am pour nga am groupe parlementaire il faut nga am ñaar fukki député mais ñun bi ñuy ñëwee ci député yi ba am ay député en 1978 Senghor daf ko wàññi ci laaju Fara Ndiaye ne il faut ñu faciliter opposition bi pour mu am groupe parlementaire parce que bu ñu amee opposition mu ñëw assemblée te du wax moonte woon kuréel gi amul njariñ. lu tax nga indil ma kaawu Fara Ndiaye di ko jox exemple ci fi ñu toll tey muy 2017. il faut ma expliquer parce que da nga ma laaj loo xam ne da nga ko laaj. bu ma la waxee ñaar fukk foofu wax la ne opposition moo ko laaj ñu jox ko ñu def ko fukk ak juróom. ba ñoom ñu am groupe parlementaire mooy jéego am na. waaw mais jéego boobu après dafa yàqu. fu mu yàqoo. parce que dañuy jekki-jekki ñoom di jënd député yi ci biir di leen rocci ba fukk ak juróom ñett yi nekkoon yées fukk ak juróom. groupe parlementaire ba amatul. ngoonte bon mooy la nga joxoon sa loxo càmmoñ nangu nga ko sa ndijoor muy recul. xanaa ngoonte avancé ba indi na recul. ñu dem ba si yàgg nag ñu indi 10e. ne ku am fukkeelu xaaj ci député yi bu ñu nekkee 88 la bu ñu nekkee 122 la bu ñu nekkee 144 la di nga am groupe parlementaire. ba l'élection législative yu 2001 yi ñëw ñu ñëw ci pouvoir bi ak président Ablaye Wade ñu dem assemblée kenn ci duggoon ñu nekkoon ci assemblée yi mënul am groupe parlementaire notamment parti socialiste bi nga xam ne moo yore nguur gi pendant 40 ans. président Ablaye Wade ci liggéey bu président Babacar Gaye def ak Pape Babacar Mbaye yëg ne ñàkk am groupe parlementaire bu parti socialiste du avancer la démocratie gis nga la ñu waxoon 10e. te ñu nekk 120 mu war a nekk 12 te ñoo matuñu 12 ñu soppi ko ne léegi ku am fukk maanaam groupe parlementaire. nga jàpp ni kon ay jéego la yooyu président Wade indi na ko ci wàllum démocratie. waaw mooy première jublu ñu am groupe parlementaire am ñetti groupe parlementaire at boobu am nañu ñetti groupe parlementaire groupe AFP Madiène Diouf jiite ko. groupe parti socialiste Ousmane Tanor jiite ko ak groupe PDS Babacar Gaye après man après Abdou Fall ñu jiite ko. xanaa ngoonte jéego am na yombal nañu taxawaayu opposition bi ci assemblée bi. léegi fan la yàqoo nga ni. mu ngi yàqu ci 2016. ah bon ci naka. 2016 bi ñu ñëwee ñoom ci diggante pour xeex parti démocratique sénégalais. ci affaire Aïda Mbodj ak Modou Diagne Fada ñu ne que Ablaye Wade amul droit choisir président groupe bi. jàpp nga ne ren atteint nañu. parce que président groupe bu ci nekk sa kilifa parti moo la choisir dëgg loolu dëgg. ci lu wér waaw mooy la ñu doon xeex. dëgg moom du yàgg day feeñ. ba ñu defee loolu ñoom ñu ne léegi pour nga am ko il faut nga am fukk ak juróom 10e la ñu indiwaat nag. 10e 150 ñaata la woon du 15. ngoonte ko amul fukk ak juróom doo am groupe parlementaire xanaa ngoonte coono ñëw na. nga jàpp ne kon foofu la amee ab dellu ginnaaw. nga pareegul ma
xam nga jafe-jafe kañ lay ñëwaat. bi ñu yokkee fukk ak juróom ci député yi ñu nekk 165 léegi nekkatul fukk ak juróom parce que 10e mu 165 17 la. mooy léegi ba nga daan am groupe parlementaire ci ñun ci fukki député léegi fukk ak juróom-ñaar ngay am pour am groupe parlementaire te groupe parlementaire ci la ñuy sukkandiku pour liggéey. moo tax nga gis ren Madické Niang gis ay meeru ñing te gisoo ñeneen. nga jàpp ni dellu ginnaaw la mais ñu bari gis ni loolu mooy li jaadu bu fekkente ni 10e bi lañu war a teg nga war a am 10e pour am groupe parlementaire normalement fi ñu toll tey fi pencum ndaw réew mi toll ci ay membre député fukk député juróom-ñaar mooy li jaadu président Doudou Wade. dama la wax ne démocratie mooy nga jox nit ñi kaddu xam nga nit ñi. bu ñu dajee ci groupe nga ne groupe bu nekk dafa war a am kaddu. nga ne fukk ak juróom yu nekk ñoo war a am kaddu mais ku matal fukk ak juróom doo am kaddu kii ne la fukk yu nekk bu ñu amee dañuy am kaddu kii ne juróom-ñaar yu nekk bu ñu dajee dañuy am kaddu da ngay jàpp ne ki ane juróom-ñaar ñooy am kaddu kooku moo gën a yaatal loolu xanaa duñ ci taxaw. mais ndax nekku tam ni askan ci seen bopp ba ñu defee ay liste 47 liste ñu am liste bu nu voteel bàyyi ñële nekku ñu askan ñooy tànn finalement ñu joxul ñooñu kaddu. waaw askan wi tànn nañu seen député ba pare. lu tànn nañu seen député ba pare. waaw xam nga ñun ñëpp tànn nañu ne dañu bokk ci lislaam mais terewul ñu am ay tarixa terewul ñu am ay daayira moonte bon da ngay jàpp ne jafeel nañ ko. jafeel boobu ñu ko Macky Sall ñoo ko jafeel. waaw ñoo ko jafeel ci modification bu ñu indi en 2016. en 2016 waaw jafe-jafe yi ndax da nga ko ciy boole ci kaw Khalifa Sall mi nga xam te ne bii yéen opposition yooyu ngi taxaw di yuuxu di wax naan kët mbir mi Khalifa leen ko jàppe dëppoo ak yoon. waa pouvoir benn bokk yaakaar ñoom nee ñu lu xew yoon la ñu topp Khalifa ci boppam yoon da koo accusé détournement de deniers publics muy caisse d'avance bi ci meerum Ndakaaru pour yow da nga jàpp ne ba tey kaw Khalifa Sall règlement intérieur beeg commission ad hoc yi taxawal yépp daal gal-gal la ci waa majorité jublu. waaw xam nga da nga commencé benn affaire ci li nga xam ne moo xew ba ñu war a wax ne ñu ngi am ci assemblée bi loo xam ne lii day sooxeel démocratie. pare gu ma nga ñëw ci loolu. waaw dinaa ci tontu mais balaa ma ci tontu. jeexalagul ci soxe gi. ci wàllu démocratie waaw jeexagul xamul tax. bi ñu ñëwee ci assemblée bi ci ubbiteef bi affaire xalifa bi moo jëkk a teew. am ñu ne na ñëw am ne war na ñëw am ne warul ñëw am ñu ne am na immunité parlementaire am ñu ne ko amul. procureur bi ci boppam ak ministre bi ñoom lu ñu waxoon ñu ne Khalifa Sall amul immunité parlementaire parce que ba ñu koy jàpp député la. muy benn waaw ña ko waxoon barki démb rek ci altine ji tey ci alxames ñoo ne am na ko waaw Mamadou ngoonte ba loolu foofu bu ñu fa yàgg. mooy ñoom nangu nañu ne juum nañu wala la ñu bëggoon a sàcc gis nañ leen teg nañ ko fa bàyyi nañ ko. ngoonte boobu immunité parlementaire am na fi. waaw immunité parlementaire day ne député bi ko am boo ko bëggee laaj baa nga woo ko baa nga déglu ko baa nga di ko tëj baa nga di ko jàpp il faut nga dindi kiiraay loolu waaw. kiiraay li ngay dindi pour ñu mën ko laaj la pour ñu mën ko jàpp la waaw tey ñu koy dindilu ñu ne dañ koy muri te ñu ne muuruwul. xanaa ngoonte dañ ko bëgg a fees waaye yére amatu fa. moo lay won ne encore njuumte gi ñëwaat na muy ñaar ñetteel bi ba ñuy teg seen commission ad hoc di ko teg commission ad hoc mooy. kuréel boo xam ne bii dañ ko teg pour mu xool benn lëf rek loolu rek lay xool. fukki article 52 waxee. waaw fukki commission ak benn yooyu yëpp yooyu ay commission permanente lañu. commission ad hoc commission kuréel la boo xam ne bii fanam dafay gàtt yenn saa yi sax dañ lay wax ne tey lay commencé temps lay jeex te lii rek la war a wax commission ad hoc boobu ñu yóbbu commission de loi. dañuy jàdd yoon. ci naka président. parce que commission ba pour nga monter ko dañuy wax ne assemblée nationale bi ñoo leen di désigner ci biir plénière. te ñoom dañu bëgg a dem désigner ko ca commission ad hoc ca commission des lois ba muy ñeenteel juróomeel bi
mooy commission bañ ko tëggee ba pare ba teg ko. ñoom dañu war a daje pour seet kan moo leen di jiite ak ñan ñoo ciy topp. ñu dugal ca Awa Guèye. Awa Guèye vice-présidente assemblée nationale la. yoon dafa tere képp ku nekk président wala vice-président assemblée wala secrétaire élu wala questeur daf la tere nga nekk membre bureau commission. loolu mu ngi loo xam ne ñëpp gis nga muus yi taxaw ci assemblée bi. xam nañ ko mais ñun loolu aussi dañ ko tegoon ci jàdd yoon. ba pare am na leneen loo xam ne encore moo gën a garaaw ñaari fait. muy. dañu wax ne assemblée bi bureau bi c'est paritaire. góor. jigéen góor jigéen. bii passé dañ ko jalgati commencé woon nañu Moustapha Niass. Awa Guèye après Moustapha Cissé Lo après Abdou Mbow. ren ñu ne Moustapha Niass Moustapha Cissé Lo Awa Guèye mooy ren encore dañuy jàddaat parité. bi ci des mooy parité boobu am na bi ci des mooy place su 7e ak 8e vice-président. boo ko ci Pape Diop. waaw loolu moom boo ko yóbbu boo jëlee kayit gi. nga yóbbu ko ci classe su CM2 yii ñiy def CM2 ren nga jox leen ko wax leen ko ne leen nii la jox leen tur yi jox leen groupe bu nekk ñaata la am ñoom seen bopp ñoo lay wax ne Pape Diop mooy 7e. voilà nga jàpp ne kon président. loolu yëpp nag moo ci am. loolu yëpp nag. diggante octobre rek léegi dafay daal di teye xel ba ci blocage bi nga xam ne am nañ ko ci bërk démb. bi ñu wootee pour fal député CEDEAO yi ñu am encore ay gàllankoor loolu yi xam naan moo ko indi. muy ñàkk a jox député yi seen cër ak ñàkk a jox groupe parlementaire yi seen cër te loolu nag li chinois bi di wax rek la jën mu ngay nëbe ca bopp ba. voilà président su ma déggee ni nga jàngatee doxaleenu président Macky Sall ak régime am rawatina ci fan yi waaye législative muy parlement bi da nga jàpp ne kon jalgat yi moo fa am mbaa nekkul ni yéen ñi politique seen doxalin moo mel ni président ndax buñ fàttalikoo ni nekkoon ngeen au pouvoir doon doxal ñi nekkoon opposition doon ŋàññi seen doxalin tey mu ñëwaat tey ñi nekkoon pouvoir nekk opposition tey di ŋàññi doxalin waa pouvoir mbaa nekkul ñi kon assemblée nationale li ñuy politique war ko jox gëddëm war ko teg ci cëram fan ko war tax mu jóg yéen def leen ko foofu dañu ko def benn arme politique di ko jëfandikoo saa mu leen neexee ba tax mu agsi fii ci ay conséquences. xam nga Modou man dama dul dellu si ci gannaaw. gannaaw man na ma servir rek repère. ma seet lan laa defoon baax na wala baaxul li baax ma yokk ko li bon ma wàññi ko. comme ñun dañu bonoon ba jëlee nañu fi wax ji jeex na te man won naa leen ne loo xam ne lii ñoom ba ñu ca tolloo. Moustapha Niass comme Ousmane Tanor Dieng. dañ leen utal ay cër. nangul leen ko pour jox leen seen kaddu. sama question mooy maag yow faruñu. wante dinaa fexe ba li nga war a wax nga wax ko. voilà mais dama gis ni tout le temps les acteurs politiques ñooy rof seen i galgal ci seen biir tey boo ñëwee di dénoncer doxalin président Macky Sall day mel ni kon ba tey rek. ñii politique ñoo am problème doxalin dëgg-dëgg. ci réew mi encore Modou. bu ma toogee fii ba léegi maag yow. yaa ngi bëgg a jaxe tuddaguma turu kooku nga tudd. président Macky Sall. waaw tudduguma ko. tudd régime am. waaw Moustapha Niasse xam nga waxuma xam nga il faut ñu déggoo. sinon bu wax bi jaxasoo du sotti ba léegi tudduma ko ñu ngi ci assemblée nationale. bu ñu demee ci daara ji mu wax sëriñ beeg ustaas bi bu ñu demee ci match bi mu wax capitaine bi ak entraîneur bi mais ci assemblée lañ nekk ëndeeguma turam. yaa ngi wax waxu séparation des pouvoirs. waaw est-ce que dëgg-dëgg gëm nga ni président séparation des pouvoirs boobu ngay évoqué nii am na ci Sénégal président Macky Sall nga jàpp ne loxol exécutif duggul ci biir législative di fa def ay dogal ak dindi donte yaa ngi théoriser séparation des pouvoirs. Modou xam nga séparation des pouvoirs maanaam tàggaloo ko. bu dëgër ci gënte assemblée bi ak exécutif bi gëwuma ko. lu tax gëmuloo ko. d'abord constitution bi ci boppam moo ko mayee parce que constitution bi ci boppam bi mu joxee ay cër président de la république jox ay cër assemblée nationale dafa am lu mu tuddee les rapports doxalin. jokkoo juyante ay yoon waxtaan diisoo bu war a am entre l'exécutif
et le législatif mais ci benn yoon bu ko constitution bi tëral. moo tax séparation étanche bi amu ci. séparation des pouvoirs man bu ma koy xalaat dëgg. maa ngi koy xalaat ci diggante ki nga xam ne mooy atte ak ki nga xam ne dañ ko jox dogal muy def muy président de la République. loolu amu ci te du man maa ko wax moom ci boppam moo ne am naa ay dossiers yoo xam ne yii maa ci toog pour ñooñu nga xam ne dañ def njombe kenn du leen laal dégg nga ko. parce que yow en tant que journaliste yaa ma ko nettali mais li ci gën a sori. mooy sama gis-gisu bopp ak sama dégg-dégg bopp. dañuy wax ne magistrats yi dañuy indépendant dañuy atte ci wax bu ànd ak wax buy weddi maanaam day déglu ñëpp. gis naa attekat bu nekk ci biir tribunal laaj Karim Wade dara président bi dee ko ne ko loolu nga ko laaj boo ko laajee dafay mel ni da nga koy jéem a sowe loolu la nuru président bi ne ko loolu laay laaj ñu xuloo ba kooku sum ñu robbam génn ci tribunal bi loolu mësul am ci Sénégal bi Sénégal amee justice ba léegi. foofu ngay xool séparation des pouvoirs. waaw des na indépendant ak laay boole. bi ci des beneen li nga dul séparation du pouvoir. mooy procureur nekk na ci biir tribunal bi. ba ñu koy fal dañuy dem conseil des ministres fal ko keroog bañ koy folli mu nekk ci biir tribunal bi SMS lañ ko yónnee. Aliou Ndao mooy dund ngeen ko. xam nga ngoonte bon bu nañu nangu. yéen journalistes yi ñuy laaj ak ñu leen di tontu li ñu dundandoo te gis ne baaxul. ñooñu ci loolu lañ leen di xaar ngeen koy commenter. justement mais lii wax nañ leen ko téeméeri yoon. justement bu fekkee jàpp nga ni séparation des pouvoirs dafa am fu mu tàmbaleem fu mu yem. mbaa moo indi problème bi tey ba li xew assemblée nationale xew Khalifa Sall bi nga xamante ni bii samp na ndëndëm tàmbalee wane boppam mel ni ko génn ci benn bokk yaakaar kon am na problème ak exécutif dugal loxoom ci législative ba tax lii xew-xew nga jàpp ni kon waruñoo gën a mën a organiser Sénégal xoolaat mbir yi ba dëgg-dëgg séparation des pouvoirs am entre exécutif ak législatif bi. xam nga loolu mu ngi toll rek ci diggante ñaari kuréel yooyu exécutif ak législatif ak politique bi ñett ñi daje nañu foofu. mooy soxla président de la République ci loolu lan la. lan moo ci bëgg-bëggam. bëgg-bëggam ci président de la République ci affaire Khalifa boobu mooy président dafa bëgg a dem élection 2019 wante moom ci boppam dafa bëgg a fexe ba ñi nga xam ne moom ñi mu bëgg rek ñooy nekk candidat ci waxtu boobu. waaw moo tax mu jël ay pexe pour faagaagal Khalifa. ba pare awee ko ci. waaw ba mu ko commencé mais ba mu ko commencé du tey yàgg na. depuis 2009 ci loolu la nekk. alors mais li mu ko defee bii moo ñaaw xam nga Khalifa yoon moo wax ne képp koo xam ne ki dañ lay topp bu ma waxee yoon maa ngi wax li nga xam ne moo gën a rëy ci sunu yoon mooy constitution bi. képp koo xam ne ki dañ lay topp wala ñu jàppu ndëgëniku te nga nekk député assemblée nationale bi bu ko laajee dañ la war a bàyyi. bu ko laajee. waaw. waaw mais loolu assemblée bi laaj na ko parce que député professeur El Hadji Sall bind na lettre Moustapha Niass. wax ko ne ko dama bëgg nga créer commission ad hoc pour ñu bàyyi Khalifa mu libre mën a ñëw def ci liggéeyam mais Moustapha Niass moo ci toog. moo ko bañ ba pare wax ci ne li tax du ci wuyu mooy léegi képp ku ko bindati lettre bi dem ci opinion bi ci peuple bi dootul tontootu ci lettre boobu moo lay wan ne li ma la doon wax. jën bi mu ngi commencé nëpp ci bopp bi. président li ngay wax comme lettre député boobu bind ko di laaj commission ad hoc bi ngay wax ñu dakkal topp bi ñu topp Khalifa Sall man bi ma defee enquête. invité naa sama benn émission député bi nga xamante ne bii moo nekkoon keroog rapporteur ba ñuy installé commission bi waaye moom bi mu laajee Moustapha nee na ko gisul benn yoon lettre bi nga xamante ne bii député Sall boobu déposé na ko
mais boobu nga ko waroon weddi bu bal ma yow liir nga lettre bi yow. non moom député bi nee na gisu ko ci taalu Moustapha Niasse. waaw d'accord mais loolu yow laa la wax yow. yow Modou. gis nga lettre bi ci seeni journaux ak seeni presse en ligne. ñu bind ko le 13 ñu jot ko le 13 ñu def ci cachet le 13 def ci le secrétariat particulier du président de l'Assemblée nationale. mais yow Modou yow lan mooy sa liggéey. parce que président Niasse validé wu ko ni mu ko waxee ni. lettre bi awul norme yi mu war a aw. dafa dem ci voie de presse loolu expliqué. lettre bi du moom lañ ko adressé moom lañ ko adressé. boo ne moom yëgu ko wala Moustapha Niasse jotu ko yow yaa ko waroon weddi doo waroon ma ko sax laaj. loolu man moo doon journaliste du ma ko laajte. kay président kay président parce que bu ñu waxee ni lettre bind nañ ko ñu am enquête dem laaj député bi doon def rapport bi nekkoon rapporteur bi ñu installé commission ad hoc bi laaj ko mu ne moom lettre boobu tegu gët taawul président ñu Niasse day jaaxal ñu bëri président. Modou boo bëggee laaj lettre boo dem nga laaj ko Moustapha Niasse. yow yaa ngi loolu nga bëgg expliqué Moustapha Niasse directement. waaw tey non da nga gis sax yow facsimilé lettre. léegi l'essentiel président mooy jàpp nga lettre am na. doon ko waroon yow sax moom nga jàpp. doon ko waroon respecté te mooy ni article 52 waxee ni bu amee demande ci ñu lever immunité parlementaire wala mu am demande ñu arrêté poursuite bi dafa war a am commission alors jàpp nga ni foofu dañu jàdd yoon encore une fois. jàdd bu leer bu leer. jàdd yoon bu leer. ok leer na loolu jaratul wax. Sénégal yi xam nañ loolu. xam na mais instant bi gis nañ ni yéen opposition bi ñi ànd ak opposition bi nga bokk ca PDS am ci lu am solo ñi ngi xeex pour yow est-ce que xeex bi ñuy xeex war na mën a am njëriñ ci Khalifa Sall ndax bu ñu xoolee ni assemblée bi doxe ak waa majorité ñi ngi voté mbir yaa ngi dem donte coow li bari na gis nañ sax Madické Niang démissionné ci commission ad hoc bi nga xam moo ca nekkoon membre. xam nga majorité kenn mënu ko bañ ci assemblée. parce que majorité bi. du sama coobare man. bu ma ko bëggoon may am majorité. gannaaw yàlla électeurs yi ñoo décidé ne loolu mooy am mais majorité. taxul nga jël nit yeew ko ci buum yeew ko ba mu dang ne ko doo wax. assemblée il faut mu am majorité. parce que wax ji fa muy mujjee bu ñu déggoowul mooy voté. waaye man bañuma majorité mais dama ne il faut une majorité intelligente. majorité intelligente comme lii man maa ko moom. yow yaa moom lii yow jëlal sa yëf ak li muy bari sa portable bu rëy ak sa bàyyi ma ak sama bu ndaw bi. mais mënuloo jël sa bos ba pare nangu sama bos. defar sa bos yàq sama bos boo naree yàq sama bos man dinaa am fulamu xeex ba doo yàq sama bos te loolu la nit ñi bañ te loolu il faut ñu def ko. loolu la taxawaay Madické Niang def. ragal naa ko. voilà léegi am na tamit beneen problème bu war a taxawaat. bu fekkente ni Khalifa Sall tey ca ñaanu ko yàlla ni ko ay jege ñaan di xeexe buñ ko condamné bu demee ci procès mën na dem ba aussi ñàkk mandat wu député am est-ce que yëpp yéen a ngi koy bàyyi xeex bi ngeen xeex jamono jigéen waa opposition bi jàppal tànk Khalifa Sall. xam nga xeex bi àggagul ci ñu condamné Khalifa parce que Khalifa jàpp nga ne. booba ba léegi juge bi mënatu ko laaj. juge bi mënatu ko laaj. parce que nee na dafa am immunité parlementaire. justement wante mënul avancer. dafa mel ni match bu ñu doon football guddi rek lampe yi fay dañuy taxaw ba lampe yi tàkkaat. instant bi lampe yi fay na nga bëgg a wax. blocage dafa am. waaw fay na gisoo taxaw na. parce que procureur moom pour mu continuer il faut que ñu lever immunité parlementaire bi moo tax ñu créé ñu def moonte bon balaa ngaa wax ñu koy condamné. nañu pare lii ba pare. li ñu pare lii ba pare kay da nga jàpp ni blocage mën na wéyandi. no xaw ma Madické Niang démissionné rek blocage day am. jàpp naa ne daal. la nga xam ne moom la ñu war a def te il faut que ñu def ko pour ñu continuer ci affaire Khalifa Sall. àggagul. àggagul. waaw te def na lu bëri. waaw mais bët see béegul kañ man du ma jël sama gerte di ko def ci suuf. président avenir politique bu Khalifa Sall naam da nga ni ma teel na xëy na mais est-ce que gisoo ni dafa mel ni ku teel a dugg ci benn xeex ca moom bayut xel ginnaawam quelqu'un kuy war a dugg ci géew. war nga bàyyi xel simikaay avenir politique gu Khalifa Sall nekkul samay loxo. nekkul say loxo. mais démarche am doxalinam. doxalinam mu ngi koy doxal mu ngi koy def ba tey ci ni ci loolu la nekk. mu ngay fexe ak ay moromam la nga xam ne moom lay ut ci politique yàlla defal ko. keneen a ngi def leneen keneen a ngi def leneen li ci des ëllëgul yàlla dañ ko bàyyi yàlla. voilà dañ ko bàyyi ak yàlla président suñu waxtaan di wéy ci benn wàll ginnaaw Khalifa Sall ak coow li am na lu xew mooy dialogue bi président Macky Sall lancé nga jàpp ni ak fi ñu toll tey
dialogue bi mënta gën a xajam ak fii mu nekk ni nga xam tey jàppal bàyyil yaa ngi tàmbalee bari PDS d'abord moom dégg nañ coow li tegoon na ay conditions président Wade lu ngeen mujj jël comme dogal da ngeen dem wujji président Sall wala déet yéen waa PDS. Modou 28 mai 2016 yàggagul. fàtte xaju fi. Macky Sall dafa forcer nit ñi ci référendum. laajul kenn def li muy def waxanteeg nit ñi xëy suba woote dialogue. parti yu bari dal suñu kaw. ba ngeen demee wuti ko. waaw ba ñuy dem di ko wuti. te ñi ni waxoon ne nañu dem ca la bokk. ñu dem ca dialogue ba. yëkkati fa ay kàddu yu leer. taxaw ak Macky Sall mu taxaw ministre de l'intérieur taxaw mu sol lu weex ministre bi nekk ci wetam. Oumar Sarr ne ko sa ministre bi yàqkat la fraudeur la moo yàq référendum bi. am na wala amul. Dodo Diallo. waaw am na wala amul. Macky Sall laaj ko mu tontu. Oumar Sarr ne ko ne waxul dëgg. àgg nañu foofu. ngoonte boon lañ doon wax ñëw nañu foofu xam nga lu mu fa décider lan la. damay wax ministre mu ànd ak yéen ngeen waxtaan. man dinaa waxtaan ak chef de parti dinaa daje ak ñoom. d'ailleurs tey jii tey décidé naa ci bés bii ne le 28 mai bii saa yu ñëwetee dañ koy sargal mu nekk bésu waxtaan. 28 mai 2016. ba 28 mai 2017 bi bés bi ñëwee dafa ko fàtte. ndax tollu ko xëy na. non dafa ko fàtte gëmu ko woon. il paraît que dañ ko fàttali. mais njiitum réew mi toll président Macky Sall waa déglu ma rek dana mën a fàtte dan nga yaakaar ne. Maodo déglu ma rek xam nga moom moo ko waxal boppam. ne at bu nekk dinaa ko ngénte li may ngénte 4 avril. waaw amul at. bés ba dellu si waxatu ci mu fàtte ko. kon ñoru ko. mais daf tul dëgg ci moom. après dialogue ba déggaat nga ci dara. mi ngi koy waxaat depuis lors que ni mais dama ne diggante boobu ndax déggaat nga dara lu mu ci def. waaw opposition bi nee ñu moom dara xewut lan waxoon. non si am na lu ci xew. lu ci xew lan la. yàq bu rëy. déet waay dialogue bi bu ñu ko waxee defar moo ko tax a jóg. mais dama lay wax lu mu yàq rek. lu mu yàq. ay élection yoo xam ne yi ñëpp d'accord nañ ni. yaa ngi nii ak say caméraman kenn mësu ci fekkee élection boo xam ne bii ci 18h. ci 18h fukki waxtu ak juróom-ñett tàkkusaan passé mu des waxtu pour ñu tëj. bulletin de vote yi ñëwagul mas ngeen ko fekkee. manquement yi bari woon na trop moom. ma ne. xam nga manquement ak erreur. ak faute boo ko defee ci yoon wu loi tëral dañ lay tëj baa ñu alamaan la. loolu ngay xaar. déglu ma rek ma wax la comme manquement yi bari na ak lañ ca def yépp pour gagner élection yi yaa ko xam nga ko de bañ nañu ba yéen seen bopp yéen nañu ne. am na ay parti yoo xam ne yi dafa mel ni Macky Sall moo leen fayal pour ñu nekk pour wàññi opposition bi. ngëmuñu ko woon mais ba mu passé ndekete yee journaliste de waxoon nañ dëgg parce que am na ku taxaw ne man dañ ma financé. am na ku dem élection ba pare ne man bugguma woon gagné dama buggoon waa APR gagné moo lay wane Macky dem na. bay créer ay nit di leen jox xaalis pour ñu dem élection. li lépp bi nga ko boolee. moo tax PDS dana wujj am du wujj. waaw loolu président Macky Sall. lan lay jariñ nga demaat ci ay dialogue te xamuloo exactement lan lañ cay wuux ak kan mooy woote ak kiy woote lu muy wax bu fekkee ne dialogue national la ñuy wax dialogue politique. yoonu Aly Ngouille Ndiaye nekku ci. bu dee élection yi la amu ci baat ñun mayuñu ko ci baat. parce que élection yi. mooy jëwriñ ji ko yore. waaw déglu ma rek mosoo gis ku yore dara ñu ne war a ko yore. mais instant yi moo ko yor moom. waaw d'accord na mais gisoo ku yor dara ñu ne ko war a ko yor. lu tax mu wuru ko yor moom instant bi. parce que dañu d'accordul ci ministre de l'intérieur boo xam ne bi da ngay far ci parti nekk ci APR. te loolu Macky Sall ci boppam. moo ñu ko déy. ah bon waaw moo ñu ne man de ba ma ca tolloo ci 2011. dama taxaw ne non seulement doo am élection du ñu ko nangu. mais bu ñu ko defee dinañu génn ci mbedd mi bu ñu reyee ñu dem CPI. ngoonte boon war na jàpp ne. ndëgam war na ku ko mën a jaral
mën na ko janal ñi ci des xam naa ne sax il est habitué des faits parce que mbéj na fi alkaati pour woote. mais président bu fekkente ni tey PDS nee na du dem wujji dialogue président Macky Sall ndax du ngeen ko layoo ak askanu Sénégal waaye it layoo ko ak mboolem communauté internationale lu tax ma wax loolu mooy am réew ak fu mën di toll boo amee ñàkk déggoo toog waxtaan moo koy faj bu ngeen toogee ba ñu wujj ci dialogue bi ndax du gën a dolli beneen problème ndax dem wax ak moom mën naa am la mu defoon du ko defaat dana am solution président. communauté internationale dama leen di teg fële parce que fi ñu toll nii dañ fa toll woon 2010 2011. yéen a ngi fi woon. waaye ñu ne audit du fichier ba léegi kenn defagu ko 80% des cartes d'identité amuñu ko. 52 milliards yu ñuy sànni la. élection amul dañuy créer benn sabotage. waaw mais communauté internationale bi ñoom fu ñu nekkoon pourtant de en 2012 Allemagne France Union européenne la société civile sénégalaise. la ñuy jox yëpp ne leen Abdoulaye ne dem leen ngeen seeti fichier électoral bi ak li ngeen ci def yëpp loolu la Abdou Diouf defoon en 92 mu indi code de 92. mais Macky Sall ne def loolu moo tax bon Macky Sall beneen yoon la woote mais yoon boobu Sénégal yi xam nañ ko ànd nañ ci ak ñu nit te loolu dinañ ko xeex. ndax du doon xeex boo xam tamit fa nga war a tàmbalee xeex da nga koy bàyyi le moment où président Macky Sall moom mi ngi gouverner mi ngi doxal seen candidat bi ñu tegoon loxoom yéeg ngeen wàcc ngeen ba bàyyi nañ ko may ko grâce ma nga bitim réew instant bi bëgg mu ñëw seen combat bi gën a mag Karim ñëw Sénégal bokk na ci ba ca des président Macky Sall yeneen jéego yum teg mel ni ku bëgg a jàmm aéroport bu jas bii président Wade tudde woon Blaise Diagne moom nee na mbaa boog ñu ngi wax ni bëgg na koo tudde président Wade donte Wade moom mi ngi bañ ndax nekku ni tamit loxo bi leen président Macky tàllal wujji ko mooy li gën ci Sénégal président Wade président Doudou Wade. xam nga Modou il faut que ñuy jéem yombul nag di seet dëgg. foog ñu koy jéem yombul. lu tax nga wax loolu président. yombul ci yow yombul ci keneen. lu tax nga wax loolu. président Macky Sall bi président Abdoulaye Wade jógee ci nguur gi président Abdoulaye Wade defu ko dara. leen daal wax nañu ko jàppale leen ko ci dossiers yi ngeen xam ne dinañ leen woo di leen ci laaj man CREI yi la ma yóbbu ma dem fa 9h jóge fa 19h si ko gendarme indi la convocation. nga defee suma kër amoon nekkoon nañ ci jàmm. CREI yi moom comme woo doo am jàmm. très bien. muy benn jàpp ñëpp tëj ba pare ne dese na ko ñaar fukk ak juróom-ñett yu mu war a téye. day càmbar. waaw waxuma ne bu mu càmbar. xam nga waxuma bu mu càmbar te la ngeen bari confusion yoo leen def CREI yi du càmbar. lu muy def CREI. càmbar am na ñu ko war a def inspection générale d'État la Cour des comptes ñooñu ñoo chargé loolu ñooñu amul kenn ku ci wax Karim nangam. Karim dañu ne njorte nañu ne carotte bi nga takk waroo ko mën a takk parce que amoo xaalis boobu waaw loolu fu mu mujj tey. laaj naa la ko. ñu ne dañuy nangu ay këram. benn immeuble ak ñaari kër ñu ne nangu nañ ko bi ñu ko nangoo ñu ne état Sénégal moo ko moom léegi. waaw Macky Sall xëy delloo ko. dialogue baa ngi tàmbalee feeñ. oh non dafa nànk rek xam nga lan mooy delloo. delloo xam nga mooy lan. mooy. delloo ma mooy li ma la joxoon te moom ko indiwaat ko. delloo ma mooy am 1000 francs gi jaay ma paquetu 500. nga jox ko paquet su ma ne delloo ma nga delloo ko wecc itam. mooy Macky Sall moom nangu na ci jëfam. ne li mu jëloon moomu ko delloo na ko borom. mais ci cas bii président. mais bu même loolu même ci loolu. ma àggale tuuti. même ci loolu. jàppal ne bu fekkee ne état dafa téye dara te moomal ko boppam. bu koy mayee du ko mayee nii. bu koy saraxe du ko saraxe. mais yéen a yeeg wàcc fu ne ngeen dugg fa kër diine yi dox tànk jàmm ngir Macky delloo yenn kër yi Karim wala président Wade. ma ne waxuñu dellu dañuy wax ne jël na lu mu moomul ku jël lu mu moomul. buñ la dabee nga delloo ko Abdoulaye Wade nee na nit bu sàccee sa kalpe nga dàq ko ba daf ko mu téye ko ne la kaa ñu waxtaan déedéet da nga ko naan jox ma ba pare ñu soog a waxtaan. foofu ngeen toll fi mu toll nii. waaw
te président mi ngi tàmbali delloo dafa mel ni ko waxtaan war naa mën a am. waaw delloo bi daal xëy na gis mu def ko. exactement président loo ñu mën a wax ni moom la Macky Sall président Macky Sall deseel président Abdoulaye Wade lu mu war a delloo nga jëloo ko mën a am lan mooy seen condition ngir waa PDS. xam nga li ma la mën a yëgal daal mooy képp koo xam nga def nga lu baax xam nga ni ngay awa fi ngay awaat ba defaat ko boo defee safaan boobu bu ko rectifier di nga xam fa nga awoon ba delloo lëf ko fa mu nekkoon kooku ci moom la défendre mais ñun boobu ba léegi jàmmal la ñuy woote ba ñu fi diñee 600 oto ne ñoo ko sàcc. tool li bari woon lool. sàcc nañ chaise bi oto ba sàcc nañ ko. toj nañu karo yi mais yàlla di dox dëgg moom doxam yeexul te dina ñëw. mais fi mu toll nii benn cas des na ci seen diggante président Macky Sall te mooy kaawu Karim Wade. dafa mel ni yéen kaawu Karim moom nekk na lu ngeen teg condition ngir Karim mën a libre définitivement ñëwaat Sénégal ngir ngeen mën a toog président Macky Sall loolu lay nuru. waa xam nga dama wax ne Karim dañ ko déporté. déporté waaw. lu tax baatu déporté. Modou Sénégal gëwma ni nit mës na fi fekk ku ñu génne kaso alkaati bi génneel gunge la ba ci arrêt car bi. bariwul de. waaw gis nga ñun ñu juddoo fii. te car rapide daan jógee car rapide ñoom yax yu jóob yi di jógee Gueule Tapée di aw nii ñuy fay ñaar dërëm dem Ndakaaru mësuñu ko gis ñun. yéen a ko négocier. waaw déglu ma rek xam nga booy laaj da ngay laaj mu doo ma jiiñ parce que boo ma jiiñee rek beneen réaction laay am. naa la bàyyi nga tontu damay laaj boo ma laajee rek ma wax la mais boo ma jiiñee rek. du sotti parce que boo ma jiiñee ma jiiñ la mu yàqu. dama ne. prisonnier bu ñu génnee wax service des passeports dañu ñëw ci biir kaso bi defal la passeport commissaire de police ak kenn génne la. ñoom ñu autorisé avion bi garé. ñu dugal ko ci avion bi xaar ba avion bi dem dañ ko déporté. mais nawet déportation boo xam te ni bi concerné bi daf ko nangu mel ni moom daf caa nangu yebu ca. moom Karim Wade xam nga ñi ñi dugal ci kaso bi ñu dem kenn nanguwuñ ko si mais doole lañ leen jaay. mais bokkul ak génn. kaso la rek kaso la rek. donc loolu da nga koy jàpp ngoonte moom moo ko génnee moom. xam na ne moo ko génnee kenn xamagul lépp nag ay la yowén man xaw ma lépp mais dina ma sa feeñ loolu mooy ba mu paree ci Karim Wade ba pare. la jublu ci Khalifa Sall ak ñeneen ñi nga xam ne ñu ngi xaarandi. li ma jaaxal président mooy boo nekkee di mu expliqué ni ma Karim. dañ koo génne man damay jàpp ni waa léegi ana waa PDS ndax jàpp nañ ko xëy na kaso la génn daal di koy exilé ni nga ko wax déporté ko PDS taxaw di seetaan mel ni ko ci mënu dara loolu ba ma ko waxee daf may xaw a jaaxal day mel ni PDS moo nangu ñu déporté Karim Wade kon ndax amul benn réaction bu ma gis mu def ko bañ ci wala mu gàntal ma ne bañ ko jàppee ba foofu yépp ay réaction la génn gi lépp di leew ma ne lépp la ñuy xeex ba foofa ñaata procès la ñuy def ci international gagné ko nañu yaakaare woon noonu lay gaawewu noonu mais jàpp nañ ne dem nañu ci ñeenti banxaas ci biti gagné procès yooyu loolu am na wala amul dem nañu ba tey la ñu téye woon ñu ngi ko commencé delloo lu dëgg am nañu ne sax daje ba ñu daje le 28 mai 2016. daje ba la ko waraloon keroog mooy fexe Karim génn. waaw ñoom loolu wax nañ ko. am na ñu wax loolu. waaw am na. am na. mais moo tax ma ne la ci kanam lépp dina feeñ donc ñun xeex yëpp ñu ngi koy xeex yi pareegul bu ci yàlla àndee ak jàmm. incha allahu rabi li nga xam ne ñun bëgg nañ ko te nga xam ne mooy nekk dëgg dinañ ko am. dëkk googu dafa jaaxal militant yu bari boo ko PDS président Doudou Wade
Karim mooy seen candidat pour 2019. ab candidat présidentiel kay li ci ëpp solo président mooy war naa mën a ñëw nag présenté wu ci législative ngir tàmbali xàll yoon jëm présidentiel. xam nga yaa ngi bëgg encore jaxase. yaa ngi ne candidat présidentiel mën naa mën a ñëw ci législative mais mënul woon ñëw ci législative ñëw ju. ndax Karim candidat présidentiel la. ñun ñoo ko tànn def ko ko. du dëgg de am nañ ko. candidat élection présidentielle waxtoom jot élection yi jotagul suñu xeex ak suñu bëre fii ak ci biti mooy Karim Wade ñëw bokk ci élection yi nga xam ne candidature am dañ koy accepté. xanaa da nga nangu ni président Macky Sall def na ay jéego bi nekk ci bopp réew mi ak léegi li mu teg ci ay projet bourse familiale ay fexe ba mbay mi. bourse familiale mooy lan. waaw fexe ba dimbali. ñi seen loxo jot seen ginnaaw mu leen dimbali ci ñi nekk dans l'extrême pauvreté nga dimbali leen. alors la ko waxee de waaw. bien sûr ñaata la ci jëkkoon dimbali 100. fi mu toll nii moom àgg na plus de 20 milliards 25 milliards. xam nga déglu ma rek. ñaata la ci dimbali woon 100 000. at bi ci tegu dafa wàññeeku dafa yokk. dafa yokk la wax ñoom seen. waaw ñi ndóol non xaalis bi yokku na parce que ndóol yee yokku 100 000 la woon après mu dem 200 000 après dem 300 000 après 400 000 xanaa ñun 4 millions de ndóol lañ jëm. astafurlah dit waay. waaw non dama la expliquer rek. bu fekkee ne loolu mooy critère bi baaxul ren dinaa dimbali naa fukki ndóol nga dem a dem wàññeekul de. li ngay dajale ci xaalis yëpp ndóol bi wàññeekul nga yokkaat 200 yokkaat 300 yokkaat 400 mooy ndóol bi yokku na xam nga bu réew mi di dox danga koy xam ci ñeenti yëf. foo koy xamee. benn ci njàng mi ñaar ci paju mi ñett ci lekk gi. ñeent ci liggéey bi juróomeel bi bor yi. da nga jàpp ni Sénégal yooyu yëpp benn doxu ci. waaw yow li ma la gis nga woote ci sa émission yi di waxu njàngale mu yàqu ak grève moo ëpp li nga woote ne ceeb bi àgg na ci 1 million de tonnes. waaw loolu moo ñu koy xaar. ma ne li nga woote te ñu gis ko ci santé yow. di wax affaire radiothérapie di wax ñiy dee ci yoon wi ak xale bi nga xam ne yaay ma ko boot jële ko Pikine def fukki hôpital juróomi hôpital ba mu dee principal ci bunt bi yaa ngi toog. ministère de la santé bu fi nekkoon bu yàggul nee na hôpital bi ci boppam ak santé ñoo feebar ngoonte paj gi teg ko de côté nga indi liggéey gisuloo ko. waa léegi lu ci des lan la ci des njàng noonu santé noonu école noonu lu desati pauvreté ñu ngi dimbali 400 000 personnes. waaw léegi ak lanati ceeb bi ñu ne dañuy wàññi importation 19 dañu ne woon ne 2017. dootu ñuy jëndati benn kilo ceeb ci biti. waxoon nañu ko wala waxuñu ko. mais ay jéego am na quand même. non ñu ngi ci ay 800 000 tonnes Modou. dama bëgg wax. man waxuma jéego ak dellu gannaaw dama ne. dañu ne woon ne 2017. yow loo gis dañuy am autosuffisance alimentaire. mooy dootuñu jënd ci kilo gerte ci kilo ceeb ci biti. maa ngi xaar 1er janvier ndegam camion ceeb dina wàcc ci bato yam déet. bu daa 2018. waaw moo lay wan ne. loolu yëpp dara taxawoo ci lu am bi ci des bor bee des. xam nga bor fu ñu toll. gis nga 2012. bi fi Ablaye Wade di jógee. ñu ngi doon ci fay ci bor bés bu nekk 950 millions. 950 millions par jour. waaw 347 milliards la ñu amee woon di fay bés bu nekk 950 millions la ñuy fay bés bu nekk ci bor. altine talaata àllarba alxames àjjuma samedi dimanche. comme ça bés bu nekk. loolu lañu daan fay xam nga léegi ñaata la ñuy fay. 2 milliards 200 par bés. altine talaata àllarba alxames àjjuma samedi dimanche altine talaata àllarba janvier ba décembre 2018 bés bu nekk dinañuy fay 2 milliards 200 millions. loolu mooy fi mu ne kon Sénégal la ngi dox. waaw comme. ah yow daal loolu liggéey fayee ko bor. économie parce que da nga liggéey loolu est-ce que bëgg nga ma ñaanal la ci gàmmu gi loo fayee ko salaire fayee ko bor. non président ba ñaanal loolu. ah mais économiquement parlant. économiquement parlant. ma ne économie fii nee ñu. ma ne réew buy dox. ma ne daa war di leb di liggéey di fay. waaw ma ne Sénégal la ngi dox. ma ne jeexal naa ci loolu xam nga yow ma fa ngay liggéeyee. boo indee saa néew di dif leb. mais man du ma réew. mais un état réew ak nit a yem nit réew. dafa am bakken
am poos di jënd lekk di jaay lekk di jënd kër. di doxal waaw bu dama ne. yow sax dañ la ne sa salaire am na loo ci moom am na lu ci sa moom am na loo ci mën a leb. ñi lay lebal am na luñ ci mën a jël. waaw boo demee nag bay fay 2 milliards et quelque par bés bu nekk. te dispensaire ba nga nekk fii ci Pikine ku fay faju amu fa ba fii ci buntu Pikine pompier bu mën a fay lekk nekku fa. waaw ngoonte bu fekkee ne noonu la réew di doxe réew du doxe noonu réew du doxe ci kilifa gu tudd Moussa Mbaye am milliard ci këram ñu taal sondeel kenn lekkul kenn añul ku feebar du faju réew muy dox jàng faju l'école liggéey poos bor yu wàññeeku. peut-être dafa jël jikko président Wade nekkoon au pouvoir wala lu xew parce que waroon naa mën a nekk au pouvoir 12 ans ak yéen presque li mu jàng ci yéen waroon naa mën a doxal Sénégal bu fekkonte ni dëgg-dëgg yéen ñi ko uufoon xarañaay gu mat ci wàllum doxalinu réew ma ngi woon ci moom. xam nga Moussa man du ma lii Modou Mbacké Balmax gis nga président Abdoulaye ñi nga xam ne ñoo aw ci loxoom fi nga toog nii te ñuy jëm ci ay élection boo leen doon seet di leen laaj boo moytul boo tànnee fukk yuy laaj réew mi juróom-ñett yi ci loxoom la ñaaw wàccoo na ak homme politique Sénégal ak génération yi ñëw ku ci nekk ci ñëw rek àttoon ak yow ku ci nekk fa nga toll rek am na loo xam ne war nga tax nga mën a taxaw war a mën a yore réew muy Macky Sall muy Idriss Seck muy Fada muy Karim Wade muy Habib Sy muy Omar Sarr muy Doudou Wade muy Babacar Gueye amul kenn ci ñun koo xam ne kii jëlewoo ci moom loo xam ne lii taxawaay boo xam ne bii boo ko taxawee taxaw bu dëgër taxaw na mu taxawee war nga mën a am loo xam ne lii war na nekk ci réew mi nekkam ci réew mi moo tax tey li ñu jublu nii muy aéroport de Diass bi nga xam ne yàlla fexe na ba ñu ngi koy inaugurer le 7 décembre te ña fay toog ci tribune bi am na ñoo xam ne en 1993 dañuy bindoon article yu rëy daat ne éléphant blanc la Sénégal du mas a am 2e aéroport ñooñu maa ngi leen di wax bu ñu demee ci inauguration toog seen bopp toog ci wetu Macky Sall ak nañ fa ñuy toog ak jotaay ba ñu toog bu seen xel delloo ci gannaaw nañu gëm yàlla te regretter la ñu waxoon te ñaanal président Abdoulaye Wade. ndax président Wade doon dem ci inauguration bi. ñooñu information boo ñu mën a jox ci loolu. ñooñu Ousmane Tanor Dieng ci la bokk. mënuma la joxe information Abdoulaye Wade man du ma joxe information président de la République Abdoulaye Wade moom mooy joxe information ci ki nga xam ne moom la jox baat pour mu waxal ko man dañu ñëw di tàggat affaire réew mi li nga xam ne suma parti wax na ci ba jàpp ci ba taxaw ci ma waxtaan ci ak yow mais président Abdoulaye Wade am na porte parole. mais yaa ngi koy séntu jour inauguration aéroport bu Diass bi mu tabax bi nga xam moo ko tàmbali. lu tax ma koy séntu. ah doomu réew mi la. waaw. tabax lu toll noonu tàmbali ko da nga jàpp ne doomu réew mi yëpp dañuy dem ci aéroport am na koo xam ne kii boo toogoon moom doo ko laaj ndegam da nga dem ci aéroport ba. peut-être moom en tant que président am na kilifa yoo xam ne boo toogoon ñoom tey. doo leen laaj ndegam di nga dem ci aéroport. kon yow séntu woo ko fa nga bëgg a wax. kooku yow yaay seet man waxuma la loolu dama ne. am na ñoo xam ne doo leen ko laaj man boo ma laajee dinaa la wax ndegam tontu ma wala duma man du ma dem ci inauguration bi. voilà président da lay gërëm suñu waxtu dam nañu loo bëggoon wax lu gàtt loo xam ne laaj mu la wax ñu tëjee ko émission bi. non man aw ma lu may wax journaliste ne ko de fàtte nga lii wala lii man journaliste dama ñëw rek mu laaj ma. ma taxaw ak moom mu laaj ma ci li mu bëgg a laaj bu ma laajul suma njaboot waxul suma diine ak suma tarixa rek mën nañ ko waxtaanee. gërëm naa la bu wér kon président. tontu yi ma tontu macha allah guddi na teewul nga jël temps waxtaan ak ñun. ñu lay gërëm bu baax a baax di fàttali waa ñu ne bàyyi xel seen télévision DTV yéen a ngi seen émission diisoo suñu nga nekkoon président Doudou Wade kàngam ci parti démocratique sénégalais ñu koy gërëm bu baax président ndax tontu yi macha allah li ñu doon séntu lu bari ci ay laaj tontu nga nu ci anam gu leer di la delluwaat jéggulu ci guddi géeg la ci aju kon boo ko jàngeen jëf incha allah beneen émission beneen gan ñu wéy di ànd ak programme DTV jàngeen jëf président merci. بسم الله الرحمن الرحيم
La ilaha illallah, la ilaha illa ant, Allahu akbar, alhamdulillah. Profitez de cette promotion exceptionnelle de Noël et de fin d'année. Du lundi 11 décembre 2017 au vendredi 5 janvier 2018. Première offre pour 3 mois d'abonnement à 10 000 francs CFA seulement. C'est-à-dire 2 mois plus 1 mois offert. 4 mois d'abonnement à 15 000 francs seulement. 3 mois plus 1 mois offert. Pour la deuxième offre, un décodeur plus une carte plus 3 mois à 25 000 francs seulement. C'est-à-dire 2 mois plus 1 mois offert. Pour la troisième offre, un décodeur plus une carte plus 6 mois d'abonnement à 40 000 francs seulement. Et pour la quatrième offre, un décodeur plus une carte offerte pour tous les souscripteurs à une année au prix de 60 000 francs CFA. Antenne plus installation offerte uniquement à Excaf. Avec Excaf Télécom et la TNT, le meilleur reste à venir. Pionnier de l'audiovisuel au Sénégal, le groupe Excaf Télécom est plus que jamais déterminé à mener le projet télévision numérique terrestre à bon port. Fort de ce constat, le ministre de la Communication, des Télécommunications, des Postes et de l'économie numérique a fait le tour des locaux de la TNT. Objectif, constater de visu l'évolution du projet. C'est un projet extrêmement important pour le chef de l'État et pour le gouvernement. Vous savez que le Sénégal devrait basculer en fin 2017 de l'analogie au numérique. Et pour toutes ces questions, il était pour moi important en tant que nouveau ministre donc des télécommunications, des postes et de l'économie numérique, de venir m'enquérir de la situation. Après un tour dans la salle de monitoring, plateforme de supervision et de formation de bouquets télévision pour la distribution aux usagers, le ministre s'est réjoui de l'état d'avancement du projet et du travail colossal abattu par Excaf. Excaf a investi à la place de l'État. Je pense que ça c'est à saluer. Nous disons bravo au PDG. L'État, en tout cas, a un partenaire qui fait beaucoup d'efforts en matière d'investissement. Depuis son démarrage, le projet TNT a connu une évolution fulgurante. Une large couverture sur l'étendue du territoire national est assurée. Nous avons assuré une couverture à 90% sur le plan démographique. Certes, il y a une forte demande en termes de décodeurs. Nous nous attelons à approvisionner le marché très rapidement en continu et sans interruption. Donc aujourd'hui, nous sommes dans la phase de terminer, de le finaliser. Donc prochainement, nous pourrons voir avec les services du ministère de la Communication quel est le plan de basculement qui a été retenu par l'État, comment l'État compte procéder et nous conformerons à ça. Mieux, le président directeur général du groupe Excaf Télécom promet de terminer ce projet en beauté au grand bonheur du chef de l'État et de la population.